nuyu naa leen ci seen plateau spécial Covid 19 fii ci Sunugal 24 comme ni ñu koy defee bés bu nekk war a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy évolution Covid 19 fii ci Sénégal ginnaaw bi résultat yi génnee tey jii ci vendredi bi yemoo ak 27 mars ma fas yéene ci ànd ak sama naataango bi di Moustapha Mbaye Moustapha maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet ñu soog a ñëw ci résultat yi tey jii yu ñu am tey jii ci vendredi. maa ngi lay nuyu Mahfous di nuyu internautes yi nga xam ne yëpp ñoo taamu Sunugal 24. di ci suivre évolution jàngoro ji nga xam ne dugg na ci Sénégal. ak ci àddina bi yëpp. Moustapha tey jii ci aljuma ji résultat yi génn na jóge foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale. ñu am li nga xamante ni 144 tests réalisés la ñu am démb tey jii 14 yi ñoo ñëw positif 11 importés 2 cas contacts suivis ak benn boo xamante ni moom la ñuy wax cas communautaire waaye fële ci Touba tamit ñi ngi xamal ni am na ñaar ñoo xamante ni wér nañ ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus Moustapha nan nga jàngatee résultats yi ñu am tey ci àljuma ji. waaye résultats yi dañuy gis ne dañuy nemmeeku ne démb ñi ngi jóge woon ci 6. bërki démb ñu ngi woon ci 12 tey ñu daal di 14. chiffre boo xam ne mosuñu ko woon a am ñu ngi koy doog a am donc mi loo xamante ne une première la. moo tax démb bi nit ñu commencé woon di tàccu. di ànd ak mbégte may leen déedéet dafay teel trop ñu enthousiasmé wu. ñu def ndànk. parce que mbir mi dafa évoluer en dents de scie. donc bu tawee mu def ni bu subaa mu def ne cela montre tout simplement que c'est une procédure. ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi. ñi ngi jël seen ay matuwaay di jéem a xool lu ñuy xeexee jàngoro ji. di def ak moom ndànk-ndànk. mais ba tey daal mi ngi évoluer loolu mooy constat bi loolu fa gaa yaa ngi yokk mosuñu gis gaa yi wàññeeku bien vrai que am na ñuy wér. mais tuuti la ñu yaakaar ne ba tey ne ak mesure ñu teg nii. si kanam tuuti nag le résultat yi di gën a dina bëgg naa ñu taxaw ci cas importé yi parce que cas importé yi depuis ñu commencé di am ay cas fii ci Sénégal ñoom rek ñooy li gis ci ñu am benn nombre bi cas importé yooyu est-ce que tamit yan matuwaay lañ ci mën a jël pour mën a dakkal maanaam évolution boobu muy am. xam nga sànq rek maa ngi jàng ci benn yéenekaay ñu def dans une semaine bi ñu génn 190 Sénégalais indi nañ leen. ñoo xamante ne dañoo nekkoon ci dëkk yoo xamante ce sont des pays fortement touchés par la pandémie. donc loolu tamit parfois am na ñoo xam ne mënoo leen bàyyi parce que ki nekk ci frontière ba topp mënoo dugg si mënoo ko ne da nga ko fa bàyyi waaw mënoo ci dara donc ñoom ñooy wootee wàllu ñu dugal leen. am na si ñoom ñoo xamante ni bu ñëwee fi dañuy testé ñu négatif am na ñoo bu ñëwee ñu testé dañu positif. am na ñoo xam ne tamit kenn du leen mën. waaw am na ñoo fi ñuy jaar la. doo leen gis waaw dañuy jaar ci yoon yoo xamante ne kenn santaane ko. ñoo dugg toog seen kër tranquillement ba yàlla indi loo xamante ne amaana ñu wàllu ko nit ñi te duñ ko yëg. mii loo xamante ni tamit parfois dafay woote ñu am tuuti responsabilité. surtout par rapport ak jàngoro ji ñuy dund. képp koo xam ne jóge nga bitim réew nga dem seeti sa yaram ba noppi. boo mënul def quarantaine wala affaire yooyu noonu tamit nga fexe daal ba ñi nga dëkkal. doo leen ko wàll parce que je pense que ni tamit sur 14 11 yi doon importé tamit. ba léegi importé ñi ngi posé ñi ngi wéy di nekk benn équation boo xamante ne trouvé guñu solution. trouvé guñu solution donc cas importé yi donc ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñooy dugg ci réew mi di jaare ci frontière yi bu ñu ñëwee. comme mun ñu leen fa bàyyi bu ñu ñëwee nañu jéem a dem ci kër docteur yi ñu seet leen xool seen yaram ba xam amuñu li nga xamante ni moom mooy jàngoro coronavirus. mais Moustapha bëggu naa ñu ñëw ci cas communautaire yi cas communautaire moom benn sax ëpp na ci dégg ak ni mu grave quoi. c'est vrai démb biñ ko amulee am na ñoo xamante ne dañu commencé woon di exulter di gëm ne daal bànneex la parce que cas communautaire ma ne déet nañ def ndànk. parce que affaire bi moom mbirum la moo xam ne kenn xamul la. comme wuure daal lay ndural fi ñu toll nii saa bu ñu xëyee rek ak li ñuy am. donc li war daal mooy ku nekk di moytandiku waaye ba tey comme cas communautaire ni nga ko waxee léegi nii dafay mbir moo xam ne dafay tiitalaate. parce que dafay gën a inspiré dafay gën a instauré suspicion bi nekk d'abord ci nit ñi. moytonte bi ku nekk am ragal booy demee ak ki nga jàkkaar loolu. et je pense que moom bu mënee di ñàkk moo gën. bu mënee di ñàkk moo gën parce que daal kaala boo xamante ne daal. dafay wane ne jàngoro ji mi ngi tas ci biir nit ñi. yematul ci benn cadre kese mais ku nekk mën nga koo am. nit ñi bu ñu amee na conscience boobu dina bokk ci loo xam ne daf ñuy dimbali. pour ñu gën a moytandiku gën a mën a xeex. parce que ku nekk boo yaakaaree ne jàngoro ji soriwul la di nga gën a moytandiku. waaw di nga gën a waaye boo yaakaaree ne jàngoro ji du ma dal rek da ngay exposé wu. waaw da ngay yaakaar ne jàngoro ji soriwul. su ko defee lépp lu ñu sant woon rek. di ko gën a il faut ñu xalaate noonu tamit. il faut ñu xalaate noonu mais tamit il faut nit ñi bàyyi xel ci que ni mën nañu am benn résultat tey bu xaw a bu wàcc que suba mënuñu ko am parce que affaire yi test la rek par nombre la ñuy jël rek nombre bi donc cela ne veut pas dire que tey amuñu cas communautaire bu subaa duñu ko am wala jeex na affaire yi parce que tamit
am na koo xam ne peut-être am na ko te ni nga ko waxee léegi xamu ko xamu ko. te xamul fu mu ko jógee te testé wuñ ko donc loolu tamit problème lay indi il faut ñu xamee ko noonu Touba ñu ne am nañ fa 2 cas yoo xam ne si nii 2 cas guéris yu wér loolu tamit mën a dalal xel. bonne nouvelle. waaw bonne nouvelle la parce que ñun dañu di ñaan ñu dellu seen famille fekk fa jàmm. di ngàcce ngaalama encore une fois corps médical bi. surtout waaw ni félicité waaw professeur Seydi ak ñëpp ñoo nga xamante ne ñu ngi siy jàpp bu baax a baax. ak ñi nekk Touba ak ñi nekk feneen. ñu ngi jàppale malade yi. ñu leen di ñaanal yàlla rek ñu gën a yàlla gën leen kàttanal. parce que vraiment jamono ji nag seen jamono la. waaw jamono ji moom. instant bi moom vraiment seen jamono la ñu ngi def lu nekk pour malade yi wér di def. kon buñ ci déggee malade bu wér. dañuy sant yàlla di leen gën a encouragé. waaw nan leen gën a doole rek. ni ko président waxee waaw dañ leen dooleel ci waaw vraiment mérité nañ ko. waaw bu baax a baax parce que tamit dooleel leen mooy suñu njëriñ mooy li nga xamante mooy suñu kaaraange parce que tamit comme ñoom ñoo ñuy faj moom dañ leen a war a jox lépp li nga xamante ni ajoon na ko ngir ñu mën a daana li nga xamante ni moom mooy Covid 19 ñu ñëw ci traitement bi. parce que tamit comme fi ñu dañu wax ni am na ñaar ñu wér tey donc amoon nañ ñeneen ñoo xam ne si jotoon nañu wér donc bëgg naa aussi ñu ñëw ci traitement bi parce que am na lu bees muy li nga xamante ni moom mooy chloroquine ki nga xamante ni moom mooy professeur bi nga xamante mooy Raoul nekk français donc moom moo génne solution boobu mais solution boobu dafa bëri woon coow avant ñu koy adopté parce que France dafa waxoon na ci coow lu bëri ba finalement moom adopté na ko démb ne dinañ ko commencé utiliser pour traiter seen maladie yi fii ci Sénégal aussi nee nañ ñu ngi koy utiliser pour traiter maladie yi alors mën na jàpp ne kon solution am na ci li nga xamante moom mooy virus bi. waaw am na ñu commencé wax début de solution parce que dañoo gëm ne Didier Raoult yoon bi mu jël yoon boobu la. ñu bëri sax ci borom xam-xam yi dañoo jàpp ne yoon bi Didier Raoult jël te pourtant yàgg na koo woote nag mu wéet ci lool. nit ñi naan dañuy suur ay effets secondaires yoo xam ne daf ci am parce que am na ñoo xam ne bi ñu defee ay gëstu dañ jàpp ne mën na indi ay problème cardiaque après. chloroquine boobu bokk na ci tooke yoo xam ne mën na ko jural nit ki. donc mu bëri woon ñoo xam ne nag dañoo réticent woon ci côté boobu gëm ne daal chloroquine du loolu mais Didier Raoult moom mu gëm ay liggéeyam di def ay essais cliniques am di avancer di def ay jéego ba tey ji àddina mën nañ ne ñi si ëpp ñëpp wiiri nañ fekk se ko parce que France ñi ngi jàpp ne démbal ñoom par décret seen ministre bi Olivier Véran ministre de la santé moom mi ngi xam ne léegi daganal nañ ñu utiliser chloroquine même si dañ ko encadré pour traitement des maladies yi nga xamante ne dañoo am coronavirus moo leen jàpp Maroc gis nañ ne mu nga fa Burkina Faso commencé nañ ko utiliser aussi tamit ñoom tamit ñi ngi ci def ay jéego ci chloroquine bi Sénégal gi professeur Seydi xam ne associé nañ ko léegi ci traitement bi ñuy traité malade yi nga xam ne dañu am coronavirus donc ce qui veut dire que même s'il n'a pas encore l'unanimité am na partie bu am solo ci ay penseurs yoo xamante ne am nañ ci ak moom baax te ñu ngi ko ciy jàppale maintenant dafa indi fi beneen débat bu mu posé entre penseurs mi moom ak professeur Daouda Ndiaye donc Daouda Ndiaye moom côté chloroquine boobu daf ci xawoon am tuuti gardé daf ci amoon ay position boo xam ne ñu bëri tamit dañ koy ñaawlu ba tax na am na ñoo xam ne ils n'ont pas manqué de tirer sur lui sur les réseaux sociaux ñu jàpp ne daf ko opposé wala daf ko contre moom tamit mu justifié et puis xalaatam la wax doon wax pour nit ñi gën cee am daal am ci retenu par rapport ak engouement bi mun a ressuscité parce que ñenn ñi li ñu doon njort mooy ñu bëri daw ca pharmacie di jënd chloroquine waaw léegi ñu bëri loolu lañ jàppoon moo commercial mooy Nivaquine bi donc ñu bëri loolu lañ jàppoon ne buñ demee rek dañ koy jënd ci pharmacie yi naan ko pour waaw loolu aussi baaxul parce que comme ni nga ko waxee léegi mën na indil ay complications comme ay problèmes cardiaques affaire loolu professeur Seydi sax wax na ko ne ñu def ci ndànk waaw lu ñu ci def ndànk noonu parce que tamit am na ñoom dañ ko soxla seen traitement su boobaa bu day manqué ñu ko jëndalee ba mu manqué mën nañ amal beneen problème la indi donc ngeen bàyyi ci xel kon ci traitement boobu nga xamante ni indi nañ ko muy chloroquine donc du chloroquine du ko nekk moo ko war a mën jël donc pour traitement la bu leen ko dem di ko jël di ko utiliser ci li nga xamante ni maîtriser wu leen ko parce que mën nañu indil après ay complications ñu bàyyi ci xel bu baax a baax Moustapha 3e jour couvre-feu léegi dañu gis ak dal démb ci guddi ginnaaw li nga xamante ni xewoon na ca Médina ñu bëri ñaawlu ko ci réseaux sociaux yi autorités yi médinoises yi tamit ñoom génn nañ daal di koy ñaawlu bu baax a baax dellu si waat xelu xale yi nga xamante ni ñoom ñoo doon def loolu
parce que tamit force de l'ordre yi ñun la ñu nekkal ci mbedd mi encore une fois dama koy répéter ñun ñoo tax ñu nekk ci mbedd mi suñu ak kaaraange moo tax ñu nekk fi suñu wér-gu-yaram moom moo tax ñu mën a nekk ci mbedd mi ndax am nañ ay njaboot am nañ ay doom am nañ ay jabar bu ñu sañoon ci waxtu njaboot la ñuy dem toog foofu noonu mais kon bu ñu nekkee ci mbedd mi rek pour ñun la donc il faut ñu jàppale leen ñu bàyyi jëfin bu ñaaw boobu nga xamante ni ñu ngi koy def ak ñoom mais Moustapha dal googu tamit bëggu naa ñu ñëw ci 3e jour bi gis nañ ni léegi ñi ngi gën a am responsabilité. C'est vrai, xam nga dafa bëri si ñun ñoo xamante ne ñun africain dañu conservateur trop. dañu conservateur. maanaam dañu am habitude boo xam ne boo ko changé tuuti rek dafay mel ni da nga am loo wàññi si ñun. duñu gaaw a nangu. duñu gaaw a nangu. tey jii mooy su buntu bi su fekkente ne fii la chaque jour may tijjee fii soo jékki-jékki tijji buntu bi côté bële day mel da ngaa changé lu bëri si man. waaw il faut ma def 3 jours 4 jours 5 jours léegi mu doon benn routine pour mën a adapté mais premier jour yi forcément doon waaye kii daal dafa soof waaye mënoon na bàyyi fii buntu bi rek moom tamit pourtant su ma demee tuuti damay adapté wu loolu mooy suñu problème ñu bëri nag problème boobu la ñu amoon premier jour bi ñu yaakaaroon na ay caaxaan la parce que état d'urgence gëj na fi def 1988 ñu bëri si ñun juddoo ñu woon wala ñenn ñi judd xàmmeewuñu woon ñu bëri xamuñu ko waaw donc ay nettali lañ te am na ñoo xam ne si ni sax jàng nañ te xamuñu lan mooy état d'urgence xamuñu lan mooy couvre-feu mi ngi noonu donc loolu nag moo waral premier jour bi yooyu mënu see ñàkk policiers yi seen côté amoon na ay jumte après rectifier nañ ko deuxième au fur et à mesure ñuy avancé gis nañ ne yooyu amatuti léegi dañuy interpeller nit ki ndànk poser ay kii laaj ko affaire gis nañ ne daal am na ci amélioration yu am solo yoo xam ne am na ci jàng nañ ci erreur yi nga xam ne amoon na maintenant population dem doon nañ saboté 3e jour gis nañ ne gisaatuñ ci loolu dal am na ci côté boobu mais problème la boo xamante ni au delà Sénégal bi nii dafa dem ba ci côté dëkku Afrique boo xoolee ñu décrété couvre-feu yëpp Cameroun moo foofu c'est pire parce que am ñoom dañoo bañ ñu tëj duñ tëj seen baar yi ñeneen ñi duñ tëj restaurant yi côté boobu lañ gën a jànkonteel fii au moins population bi dossier nañ benn dossier boo xamante ne am na ñu bëri si ñoom nangu nañ ko quelques-uns ngay dajal ñu am yenn jikko yeeg yéen ni mais par rapport yeneen dëkk yi gis nañ yeneen vidéo yoo xamante ne Côte d'Ivoire aussi tamit c'est comme ça dañuy xeexal ñoom ci mbedd bi waaw ci mbedd bi acte incivisme yoo xamante ne fii heureusement dajoo ñoo ko moom même si duñ wax généralisé gisuñu ko mais dinañ xaw a côté boobu sant ci yàlla tuuti ñu fàttali ne état d'urgence mesure la boo xam ne dañ koo jël ngir xeex benn mbir waaw dañ pour xeex benn mbir la benn période la donc waaw yow nit ki bu ñëwee sa kër jàppale la wut yet pour ngeen dàq sàcc warul nekk si kanam yaa war a nekk si kanam kon gouvernement bi lii ñu ñuy xeexal ñun ñoo war a nekk si kanam ñoom waruñoo jiitu kon problème bi affaire état d'urgence bi kii nii yëpp ñun ñoo war a njëkk a nangu jàppale leen ci li ñuy dimbali ñëpp teel a fatu teel koo def balaa mbir mi di yegg foo xamante ne confinement total lañ jëm parce que fi ñu toll nii kat Afrique du Sud ñoom ñu ngi ci confinement total confinement total maanaam ñenn ñi nga xam ne day am liggéey yoo xam ne mënuñoo bañ a génn ñoo ñan koy génn ñeneen ñëpp dañ leen di ndaar kàpp ci kër yi kenn du génn te loolu mu ñu war a jëm 21 jours Sénégal xam nga loolu attanu ko te ñoom ñu ngi toll ci 1000 cas franchir nañ baaru 1000 cas ñun franchir nañ baaru 100 cas yi ñoom ñu am ñaari décès àjjuma lañ ko am ñun yàlla nañu yàlla musal si décès waaw donc nga gis kon mi ay mbir yoo xamante ne buñ ko seetaanee dana jëm parce que nombre de cas yi day yokk chaque jour nombre de cas yi dafay yokk kon jot na ñun tamit ñu dimbali autorités yi jàppale leen ci xeex bi ba mën a am doole ci li nga xamante ne mooy li ñu bëgg mooy feggu jàngoro yi moom tax te jàppale bi nag doonul lenn rek loo xam ne si nii lu dul ñu sàmmonteeg ak digle yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy diglee muy autorités yi que mu nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu faj mi parce que comme ni ñu koy waxee état d'urgence bi benn liberté dañu am lu ñu jël ci suñu liberté rek jox ko ñi nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall est-ce que comprendre pour ñu mën a sàmm li nga xamante ni moom la ñëpp bokk muy le Sénégal donc pour man noonu rek laa ko jaa il faut ñu wàññi li nga xamante ni moom lañ doon def ñu yenn liberté yi ñu amoon ñu xaw ko wàññi ngir mën a préserver li nga xamante ni moom la ñëpp bokk muy le Sénégal ci wàllu confinement boobu parce que foofu laa bëgg ñu tëjee fa ñu waxtaanee ko parce que am na ñoo xam tamit xamuñu lan mooy confinement et puis ñu ngi koy wax te du réew yëpp ko mën parce que confinement total buñ ko mënuñu ko def fii Sénégal man je ne pense pas que mën na nekk parce que ki nga xamante ni góorgóorlu la day xëy suba pour dem uti dépense chaque jour moom dépense de façon quotidienne la koy lijjanti kooku boo ko xëyee na ko toogal 24 heures day am problème donc il faut nit ñi tamit ñuy bàyyi xel ci recommandation yi ba nga xamante ni du ñu egg foofu ñu bañ a egg foofu mu yem fii loolu lan nga ciy wax maanaam ngir gën a mën a sensibiliser nit ñi ngir ñu sàmmonte ak digle yi ngir ñu bañ a egg ci li nga xamante ni moom mooy confinement total. xam nga xeex la ennemi bi ñuy xeex la donc chaque fois fu gouvernement bi tool dafa am état bi muy def
Macky Sall balaa mu doon génne def discours bi ñu bëri doon na jaakaar dañuy yóbbu ci confinement ba nit ñi doon commencé naan waaw Sénégal xajul ci confinement parce que góorgóorlu yi fi nekk ñoo ëpp salarié yi waaw donc ku nekk commencé di wax xajuñ ci confinement xajuñ ci mu ñëw indi état d'urgence teg ci couvre-feu boo xamante ne 20 heures lay démarrer pour nit ñi gën a teel a tëdd pour mën a gën a wàññi wàllaate gi jàngoro ci biir réew mi parce que dañ jàpp ne buñ demee ba toll si yenn niveau yi comme fi Afrique du Sud toll ñaanuñu yàlla toll fa confinement lañ jëm parce que foog nga tëj nit ñi si kër yi bu ko defee contamination chaîne de contamination nga mën koo dagg donc confinement boobu buñ ko defee ñoom ñi nga xamante ne mënuñoo bañ a génn ñooy génn ñi nga xam ne mënuñoo bañ a génn comme koo xamante ne médecin lay doon wala koo xamante ne liggéeyam falaa bu dee foog mu génn dem si biti ñooy génn mais keneen koo xamante ne fonctionnaire nga wala sa liggéey mën nga ko def sa kër wala da ngay toog sa kër waaw parce que Afrique du Sud am na ñu doon wax sax naan dañuy bëgg di dem ci parc yi ak seen xaj yeeg yooyu ñoo déet xanaa nga seet beneen cours boo ko defee mais doon ci mbedd mi donc ça veut dire restriction yu bëri dafay am ñuy liggéey ci mine yi ak ci électricité rek ñooñu nga xam ne ñoo téye courant bi ba du fay wala ñooñu la ñuy xool nu ñuy defee bàyyi leen dem liggéey jox leen autorisation donc waaw jox leen autorisation ñu dem defe ci ko am na sax ñu fii ñu doon def proposition ñu ne bis bu ñu yeggoon ci confinement tey jii pourquoi pas ñu xool ay techniques yoo xamante ne par exemple dañuy togg di ko yóbbu ci kër yi comme waaw dañuy jéem a def ay techniques yoo xam ne koñ bu nekk ñu seet foofu mais yooyu yëpp ay schéma la yoo ay comité la ñuy def rek ñi di togg fii di dem di jox waaw nga xam ne dañuy oto bi day dem oto bu kër bu mu dem rek joxe waaw mais yëpp xam nga Sénégal fi ñu toll mais yàlla bu ñu egg foofu moo jaree ñaan parce que schéma la boo xamante nit ñaa ngi koy envisager mais pour man sax du ma ne c'est impossible mais lu naqaree def ku xam sénégalais dëgg ak suuruma ak doyaluma ak ni ngeen fi dugal doyul ak ceeb bi neexul ak ni ngeen fi indi yooyu bu ko xam di nga xam ne schéma la boo xamante ne boo ko waxee tamit bon ay chance de réussite am bëriwul dara moo tax foofu dañuy ñaan yàlla ñu bañ faa yegg te ngir ñu bañ faa yegg nag mooy geste barrière yi ñu respecté ko di raxas loxo yi ak gel hydroalcoolique boo amul hydroalcoolique nga wut saabu loo laalee dara nga dem raxas sa loxo boo raxasee sa loxo ba noppi ngay moytu ku nekk di ñaaw njort il faut que loolu ku nekk di ñaaw njort loolu dafa am solo côté bi ku nekk di ñaaw njort jaakaar ne jàngoro ji warul mën a doon courroie boo xam ne si man lay jaar warul mën a nekk benn courroie boo xam ne jàngoro si man lay jaar dem ci keneen wala mu jaar ci man ma walaat ko keneen ku nekk dafa war a mën a jàpp na si man laa ko war a mën a dakkee warul dem te loolu c'est comportement nga koy defee ñu ñëw si war a mën a dimbali suñu bopp sinon bu ñu ko defulee mu yegg ci yenn niveau yi fii dëkk bi déjà koom-koomam mooy loolu amul doole koom-koom bi amul doole nit ñi amuñu doole nañu boole ñaari daal yi Serigne Cheikh waxoon rek mooy ñaan ak faju boole ñaar yooyu yëpp te ñaar yëpp nag buñ ko boolee yaakaar naa dinañ am saafara Moustapha li ñu cëraloon ci waxtu daanaka buur na dama lay bàyyi rek nga daal di def sa kàddu bu mujj ci émission bi ñu daal di yëkkati kàddu gu mujj gi damay dellu di ñaan ñi nga xamante ne yàlla def na doomu jàngoro bi dal seen kaw yàlla na ko yàlla gaaw teggi gannaaw bu leen ko teggee ñi nga xam ne doomu jàngoro ji duggagu leen yàlla leen si yàlla musal amiin ñi nga xam ne ñooy faj yàlla na yàlla kàttanal ba ñu mën a faj képp koo xam ne tegu na seen loxo te yàlla musal ñu ci bakken borot ci bakken ci jàngoro ji yàlla dooleel képp koo xam ne yaa ngi ciy liggéey et puis population yi tamit ñu gën a sàmmonte ak digle yi rek bu ñu sàmmonte ak digle yi amaana yàlla mën na si dugal loxoom su ko defee yàlla dimbali ñu gaaw ko fay jële yàlla dimbali ñu gaaw ko fee jëlee yàlla na yàlla nangu ñaan loolu moo nekkoon seen édition spéciale Covid 19 tey ji ci àjjuma ji yemoo ak 27 mars di xanaa di lancer benn appel rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore wàllu transport bi parce que ñi ngi commencé am na ñoo xam ne ñi commencé nañu yokk paas yi nit ñi commencé nañu sonn déjà oto amul pour nit ñi wàcc dem liggéey wala nit ñi xëy dem seen place su liggéeyukaay dafa jafe bu ngeen ci boolee yokk paas yi day xaw a metti nañu jàpp ne combat bi combat c'est un combat boo xam ne si ni ñëpp ñoo ko war a ànd xeex ko parce que ennemi bi benn ennemi public la te bu ñëwee buy laal mën na laal ñëpp donc nañu àndaat nekk benn say xeex ko mu jóge fii et puis ngeen bàyyi transporteur ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla yonent bi bàyyi leen paas yi ngeen di yokk instant bii ci lañ gën a soxla solidarité instant bi lañ ko gën a soxla jàppalante bi tey jii lañ ko gën a soxla ngir yàlla yonent bi bàyyi leen paas yi ngeen di yokk foofu lay tëje Moustapha di la jaajëfal bu baax ci xalaat bi nga xamante ni xalaat nga ko fii lépp muy lu rafet te lu baax rek taxu ko jóg ñu ngi leen di jox di daje di leen remercier aussi yéen ñi nga xamante yéen di safoo di seetaan suñu ay programme Sunugal 24 jàngeen